salaamaaleykum mbokku Thiès salaamaaleykum mbokku zone nord ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen souhaiter une bonne et heureuse année 2022 di ñaan yàlla may ñu atu xéwal ay ñu atu naataange di ñaan yàlla tamit feebar bii nekk fi muy mbas mi yàlla na yàlla jële ko fi ci at mi ba ku nekk mën a vaquer waat à ses occupations. ñu ngi jiital nag ci nuyoo bi bépp militant ak bépp sympathisant bu baatu ndaw ñi di jéggalu nag xañ na amoon na benn tekkaaral fan yi yépp mais dañu nekkoon rek ci benn liggéey nekk ci benn concertation par rapport ak nu ñu war a doxalee par rapport ak mouvement bi nu mu war a avancer et wax dëgg yàlla soloon nañ suñu dàll ñëw ci bon nombre d'entre vous waxtaan ak yéen invité leen autour d'un combat muy combat jeunesse combat pour la commune de la zone nord de Thiès loolu nag ñu nekk ci di ci yëngatu fas yéene woon comme ni ñu wax am objectif conquérir à la mairie de la zone bi ñu nekkee ci noonu am nag ay nit ñu ci doon waxtaanal au fur et à mesure ñu doon avancer bari na ci ñu doon waxal ñu conseiller woon ñu ni ñu nañu dem en coalition ci élection yi lu taxoon ndaxte bëgguñu woon dem rek à l'élection ni jeunes yi dem nañ rek pour ñëw ñàkk di ko toog déedéet dañu bëggoon quel que soit alpha jeunesse bi accéder à la mairie accéder fa comment avec une forte représentativité et loolu nag bi ñu ko defee ñuy waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo nekkoon di jéem a samp seen dënd bari woon nañ loolu nag au début mais tey soo xoolee danga naan sax xëy na ñi ñu doon wax naan ñu dem en coalition ils avaient pas tort parce que tey jii soo xoolee ñu bari tey demuñu mais toutefois le nombre de listes bi ñu am bari na ba mën naa ni jéggi na dayo tey au niveau de la zone nord il y a 14 listes te tey jii mën nga ni baatu ndaw ñi demul mu doon war a nekk 15 man nga ni ku mel ni suñu frère Malay Diop demul waroon nekk 16 war nga ni ku mel ni Habib Niang demul waroon mën a nekk 17 keneen ak keneen donc tey jii suñ ci demoon ñun ñëpp doon nañ àgg tey lu mat fanweeri liste te bu boobaa dina nekk jeex jaaxa ci bopp population bi et ci kaw loolu comme ni ma ko yàgg a waxee man ma personne importe peu li amoon solo rek mooy di ni que ak képp ku fi mënti nekk nay nekk koo xamante ni day bàyyi ndaw ñi xel ak képp ku fi mënti nekk na nga ànd ak une forte représentativité des jeunes yu nga xamante ni yi bëgg-bëggu ndaw ñi yi nga xamante ni yi ndaw ñi di jooytu day nekk say préoccupation et ci kaw loolu nag ci lañ toogoon concerté wu ak yenn nit yi am na ci ay nit yu ñu concerté woon nag yu xaw a bari ñoo nekk ay candidats affaire yooyu ñu ñu woon ñun coalition bu ñuy dugg déjà dinañ jéem a def ba suñu candidat bu baatu ndaw ñi jéem a nekk candidat coalition boobu duñ ni nag kut ku kut moo koy nekk parce que dañuy nekk candidat à la candidature su ko nekkul tamit képp ku koy mënti nekk di nga tënku ci ñett yi muy lan ñu ni kii nekk candidat dinañ gis ci moom ni nit koo xamante ni la soxlawul mairie bi pour dem pour am ci ascension sociale mooy lan mooy maanaam yow bëgg cee faye say soxla ci mairie bi déedéet dañuy bëgg koo xamante ni day ñëw toog pour faj soxlay population bi waaye soxlawul mairie bi pour dund loolu di benn bi ci toppoon ñu ni képp ku ñuy àndal tamit
di nga nekk koo xamante ni nit ko am les compétences requises nga pour mener notre mairie à bien parce que lu ci am solo la bi ci mujjantal ga nag mooy donte am nga ñaar yooyu mais il faut nga bëgg ko am la volonté d'être maire parce que loo am xam-xam ak loo am statut social te amoo la volonté d'être maire yooyu yëpp pour nga ak réaliser ko du daal di yomb parce que dal nañu fi am na fi nit kuñ fi mosoon teg ay nit naan ñu am na compétence mais instant biñ koy teg bëggul woon moo tax it defu fa woon dara te ci kaw loolu nag am na ñu bari comme ni ma ko waxee sànq ñu waxtaanaloon ba daal ñun au niveau de Baatu Ndaw ñu suñu xel daje woon ànd ak coalition bi ñuy wax coalition Yewwi Askan Wi mu regroupé le PASTEF le PUR le PRS ak yeneen parti et mouvement yu bari biñ ci duggee nag xañ na yéex nañ ci dugg sax parce que ñun moom li ñu gisoon au début mooy présenter suñu candidature biñ ci duggee ñëwoon nañ fekk leen ñoom ñu xawoon am benn organisation bu ñu amoon mais bu ñu ñëwee ñu ne dañuy yaatal am ay yenn benn quote-part bu ñu jox muy néew ak a bari mais comme li may wax rek Baatu Ndaw ñi du benn nit du ñaar du ñett te la personne de Néné Gueye importe peu idéologie bi moo gën a am importance et bi ñu joxee quote-part boobu xañ na ñun xawoon nañ ko xeeb au niveau de Baatu Ndaw ñi suñu waxantee dëgg mais dañ ñu woon garaawul nañu tant que c'est dans l'intérêt commun nañ ci dem ñu dem ànd ak ñoom ba ñuy tëgg liste yi am yu bari yu ci jot a xew man ma ñëw Sénégal j'ai essayé de les rencontrer ba ñu woote benn réunion sax mais am ñu bari ñëwuñu ku mel ni Pastef ñëwuñu ñu mel ni PUR ñëwuñu Augustin moo ñëw te Augustin boobu ñëwee sax dañuy teewaluma PUR dama ñëw en tant que coordonnateur de la cellule de communication ñu def réunion am luñ ca tënk jox leen ñu jël ko teg na le tontu wuñ ñu toog di xaarandi ba parution liste yi jot et ñu am ci benn grande surprise bi mooy lan mooy quote-part ba ñu joxoon ñu ko doon xeeb muy néew ak a bari ñu gis ni respecté wuñ ko maanaam soo xoolee tey ci liste yi sama tur nga ciy gis ma nekk ci liste majoritaire bi suñu jigéen ba waroon a nekk ci liste proportionnelle yi ak suñu jeune beneen jeune bi frère waroon a nekk ci liste proportionnelle yi kenn ki ñu yóbbu ko à la 30e position ki ci des ñu génne ko liste proportionnelle yóbbu ko ci suppléant yi ñu gis ni loolu nag c'était un manque de respect notoire parce que ay nit suñu toogee wax dara ba tënk ko muy wax gor wax jox moroomu goram war nañ ko mën a sàmm mais loolu gisuñu ko ñu gis ni c'est un manque de respect total et ñooy xalaat ne dañu waxtaan xëy na erreur la xëy na lii nous avons posé des questions man ma soulever ay questions laaj leen ko awma tontu le secrétaire général reveniraat ci question bi laajtewaat ko amaatul tontu ñu wax ñu gis ni daal ñun depuis le début lépp lu ñuy def rek di laaj amuñu kenn ku ñu tontu ci loolu nag ci lañ toog waxtaanaat ñu xool tamit gis ni coalition bi di doxe ñun sentiruñu suñu bopp ni lii coalition la dañu gis ni rek c'est un mouvement de partis et c'est un groupement de mouvements et de partis qui soutiennent un autre parti pour le faire accéder au pouvoir. Dans quel but? Xamuñu. Donc cela a semé un doute dans notre tête. Et tubaab nag day faral di wax ni dans le doute abstiens-toi. Comme doute boobu mu ngi am dem nañ sax ba ñenn ñi naan candidat bi ñu présenté est-ce que juumuñu parce que est-ce que am na compétence yi ak ñu ngi doxale
ñenn ñi naan candidat bi ñu présenté bëggul. Donc ñu gis ni ñun yenn yañ doon wax di ko teg principe ya am na ci tey jii ñu nekk ci ñun ñu koy dute. ñu ne nag taxaw jàngaat jot na. ci kaw loolu ci lañu waxtaan ñu gis ne daal élection yi ñun Baatu Ndaw ñu mënuñu see dem ci nit ñi di sàkku seeni vote ndaxte bu ñu demee sàkku seeni vote lañu taxawoon tëral ko mu nekkoon suñu programme dinañ ko promettre te est-ce que bu ñu ko promettre ñii ñu àndal dinañ ko respecté te suñu ko respecté wul je pense que ñun ñooy nekk les fautifs te loolu nag ñaanuñu ko moo tax ñu taxaw comme daal ñu ngi dute ñenn ñi di wax lii di wax lee ñooy nous allons choisir l'abstinence à travers ces élections donte sama tur mu ngi ca liste yooyu waaye tey jii Baatu Ndaw ñi ne participera à aucune campagne Baatu Ndaw ñi tey du woo kenn naan ko votelal ma Sàmb wala votelal ma Demba dañuy bàyyi képp ku ci nekk nga xool selon candidat yi programme bi mu lay posé bi mu lay proposé selon candidat bi ndax doy na la wala doyu la nga voter consciemment mais tey jii nous n'appelons qui que ce soit à voter pour Massamba ou pour Mademba message boobu daal lañu amoon ne dañ leen ñëw tey jii wax leen ko di leen sant di leen gërëm di leen jégaluwaat tamit bu baax a baax di leen wax ni ci fan yu néew bu yépp jàllee dinañ ñëw waxtaanaat ak yéen indiwaat leneen lu bees bu soobee yàlla jërë ngeen jëf.